jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la depuis Brooklyn New York bon gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo analyse le discours va-t-en-guerre le discours guerrier de Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la def démb fële ci Grand Yoff ci manifestation 23 juin ñu gis lu kenn mësul gis Ousmane Sonko nu mu tuddati tëkku Macky Sall léegi damay ñëw ma faram-fàccee discours bi expliquer leen ne Sonko dafa pare ngir deuxième vague waaw waxoon na ne la deuxième vague sera beaucoup plus dévastatrice waaw li mu wax xale yi préparez-vous au combat mën nañ ko tuddee discours bi mën nañ ko tuddee noonu mooy waajal leen seen bopp ngir deuxième vague léegi aussi bëgg naa wax ci ndeysaan xale yi ni ñu ko gungee ni ñu ko teeroo d'abord ak ni ñu ko gungee ba mu ñibbi këram mais discours bi nañ commencé ci discours bi gars yi Ousmane Sonko ñëpp xam na ne xeexkat la daf fi waxoon fan yële mu ne Macky Sall daf fi yor ay nervi mu woo taskatu xibaar yi mu ne ku leen dóor na ngeen fayu Pape Alé Niang si boppam moom tamit daal di génn mu ne ku leen dóor na ngeen fayu ndax kuñ fi rey yaa perte waaye démb Ousmane Sonko discours am sax yàggul discours bi mën nañu wax ne juróom-benn minute juróom-ñaar minute simili ci la yem waaye c'était un discours fort un discours rassurant un discours d'un homme déterminé d'un guerrier qui a harangué ses troupes Ousmane Sonko lan la wax nan la commencé discours bi ni mu commencé discours bi mooy wax ne MDD tout parti politique kese MDD Y'en a marre ci la bokk MDD aar lu ñu bokk ci la bokk léegi li muy ñaan nit ñi mooy nit ñi booloo nekk benn mais ba muy wax gis nga jotu sax wax xale yi cofeel bi ñu am ci moom di yuuxu président Sonko xam nga way yu neex Sonko dafa mujj sax arrêté toog mel na ku gedd mais jëlaat na wax ba mu waxaatee lan la ci teg lu mu ci teg mooy préparez-vous au combat ndax waa ji ñu jàkkaar lool waa ji ñu jàmbaar lool muy Macky Sall bu leen yaakaaree ne wax ju neex wala taal sa climatiseur moo ko fi jëlee da ngeen di nax seen bopp loolu la Ousmane Sonko wax lan la ci tegaat mu wax jeunesse bi mi ngi leen di féliciter mi ngi leen di delloo njukkal xale yi nag yuuxu gën a yuuxu ndax xale yi kat dañoo kontaan gis ne Sonko kontaan na ci ñoom mu ne leen vous êtes une jeunesse boo xam ne yéenay 60% Sénégal maanaam téeméer boo jël juróom benn fukki ay xale lañu kon Sonko nee na xeex bi seen xeex la yéen a may dégg te léegi yéen vous êtes une jeunesse bu am conscience politique maanaam doo leen jeunesse boo xam ne da ngeen di toog rek ne déedéet dañuy nekk ci réseaux sociaux yi bu heure voté jotee da ngeen di voté mais discours bi li tax mu nekk un discours va-t-en-guerre un discours belliqueux un discours de guerrier un discours de combat mooy moom dafa ne préparez-vous au combat te préparez-vous au combat Ousmane Sonko wax na ko ñeenti yoon wala juróomi yoon ci biir discours bi préparez-vous au combat mu ne gars yi waajal leen seen bopp chaque heure chaque minute ba pare mu ne chaque jour mooy bés bu nekk waajal leen seen bopp ndax waa ji ñu jàkkaarlool dafa dem ut ay nervi ñu gis ko muy dal ci nit ñi mu laaj xale yi est-ce que yéen di ngeen nangu loolu di ngeen nangu muy jël ay nervi ñu dal seen kaw xale yi ne déedéet duñ ko nangu Sonko ne nag bu leen faale nit yi nga xam ne dañ fiy toog di wax ne ñun waa Pastef wala moom Sonko dañuy yee fitna ndax Sénégal ku nekk ci nguur gi lu mu def rek baax na kon Ousmane Sonko nee na bu leen faale loolu lan la waxati mu ne xale yi Macky Sall day sóob li mu yor ci nervi ñi ngi naan ay 1300 nervi la bëgg recruter mais recruter gu ko fi mu nekk li mu am 150 ba 200 téeméer ak juróom fukk ba ñaari téeméer te Ousmane Sonko nee na xale yi yéen ay millions ngeen kon mënul ci yéen dara mais nag Ousmane Sonko nu mu jeexale discours bi moo gën a garaaw mooy ne il faut que nit ñi sacrifier wu mooy lan mooy joxe sa bopp joxe sa bakkan mortel combat loolu mooy sacrifier wu kon discours bi moo tax mu tiital Maître El Hadji Diouf parce que Maître El Hadji Diouf gis naa ko ba yi fi jeexee mu dem ci benn télé di ko fa wax TFM la dem di wax loolu di wax ni mu ngi wax xale yi préparez-vous au combat affaire yooyu
bu leen fàtte ne Maître El Hadji Diouf tamit toog naa mu dégg mu ne Sonko moo fi wax la deuxième vague sera beaucoup plus dévastatrice Maître El Hadji Diouf moom il faut que ñu waxaale ci moom tuuti wala sax ñu defal ko vidéo spéciale waaw moom il faut ma defal ko vidéo spéciale mais nañu wax ci discours Sonko bi loolu tax mu tiital Maître El Hadji Diouf mu tiital Macky Sall ndax li ñu gis ci xale fële kenn musu ko gis Macky Sall wax dëgg xale yi dañ ko wan ne Ousmane Sonko mooy suñu yaakaar Ousmane Sonko dafa mel ne rockstar Ousmane Sonko on dirait un prophète qui est descendu du ciel n'est-ce pas pour véhiculer un message ndeysaan aux jeunes xale yi Ousmane Sonko mooy seen yaakaar moo tax nuñ ko teeroo gis nañ ko ba mu ñëwee ndeysaan dañ ko teeroo yuux yi way yi oh mais c'était émouvant ndax ba muy def discours ñuy wax owe bur yàlla ñu ngi lay ñaan Sonko jël ndam le owe bur yàlla ñu ngi lay ñaan Sonko jël ndam le loolu lañ ko doon wayal ndeysaan il était ému mais yëf yi ba mu jeexee ñu gis xale yi ndeysaan topp Ousmane Sonko d'une manière spontanée Ousmane Sonko lii yëpp programmé wu ko moom dafay toog xale yi ndeysaan ne ko dañ lay gunge ba sa biir kër man léegi laa doon seetaan benn vidéo maa ngi koy doog a gis sax nekkate Ousmane Sonko sax am na benn moment ndeysaan dafa jóg mu taxaw ci kaw oto bi xale yi wër ko dar ko ne ko yow lañ lay gunge HLM Grand Yoff dañ lay gunge Grand Yoff bokk ba sa kër Sacré-Cœur ndeysaan oh loolu c'était émouvant Ousmane Sonko nekk sax ci benn moment jug na mu taxaw ñu bloqué circulation bi kenn mënul dem kenn mënul ñëw te Macky Sall ñemewul wax piip nervi Macky Sall yi ñemewuñu wax piip police ñemewuñu wax piip ndax xale yi kenn du leen xuri kenn du leen cokkaas ndax lu gaaw sax am na ci benn borom oto bu Ousmane Sonko di dem moom muy ñëw xale yi lu gaaw commencé woon nañ la laal otom ba Ousmane Sonko sax dafa wax ak borom oto boobu xam naa di ko jéggalu di wax xale yi dañ def ndànk mais Ousmane Sonko jug taxaw ragalul ñu dóor ko bal ragalul ñu sànni ko xeer ragalul ñu xëpp ko suuf parce que xam na ne xale yi ñoo ànd ak moom xale yi ñooy bouclier gaa ngeen baal fii xaw na tuuti ngelaw xale yi ñoo naan ko kenn du la laal kon ñun li ñuy dénk Macky Sall mooy fexe leen ba Ousmane Sonko bu ko dara dal bu leen ko jéem a rey bu leen ko jéem a def dara bu leen ko jéem a agressé ndax loolu boo leen ko defee dëkk bi dafay takk mais discours bi moom wane na ne Sonko il est déterminé 3e mandat du jàll Macky Sall il faut que mu gëm loolu xaw ma nag ban pexe la am xamuñu ndax dafa am pexe nervi dugal ko ci police bi changer généraux yi changer préfet yi Macky Sall lu ne mu ngi ciy dugg ndax Macky Sall fi mu nekk ndeysaan ku jara yërëm la nelawatul Macky Sall kañ la daan toogee Sénégal nii yàgg fi musul am Macky Sall kañ la daan dugg ci goxaat yi musul am Macky Sall musuñu faale waaw man dama ko yàgg naa wax on a besoin d'un président présent dans le mot président il y a le mot présent mais Macky Sall n'était jamais présent il était toujours absent mbas mi ñëw mu gën ñu ñàkk faale booy wax ak moom mu naan la du ma gis lu xonq ak je suis daltonien dugg na fii génn fii mais léegi nee na nit ñi sol leen lu xonq waaye bu leen xeex bu leen sànni bu leen def violence ndax dafa tiit buñ ne ko bàyyil suñu xale yi nga jàppoon da leen bàyyi Maître El Hadji Diouf xol bi du bon nee na lan moo tax Macky Sall bàyyi ñoom Ndongo Diop lu tax parce que le 11 bi passé dañu def benn marche ñu ne nañu bàyyi xale yi nee na l'état de Macky Sall est faible Maître El Hadji Diouf xol baa ngi dagg xol baa ngi bon fu mu toog ndeysaan sama kër gi ñu taal Sonko moo ko taal et cetera mais discours bi dafa wan ne Sonko il est déterminé te wax na dëgg mais nag li ñu gën a wax mooy ne opposition bi il faut que ñu nekk benn Bougane mi ngi fa woon mais am na ku ma wax léegi ne Khalifa Sall nekku fa mais Khalifa Sall bu fa nekkul est-ce que am na sax ku ko fa taxawal parce que xëy na Barthélémy Dias lay doon xëy na mais Khalifa yaayam dafa gaañu woon temps yi xëy na loolu tax demul mais Khalifa ñu ngi koy ngunguneel ne dafay dem ci Macky Sall ku fa dem sa affaire la ku dem ci Macky sa affaire la yaay ñàkk ay xuumaan gis nañ ko mu yor selfie di photo nii ak waaye duggul ci public bi de muy wane ful bi nii di def nii yow yéen boo leen jógee wax sa li ngeen wax
wax ne ñun dañu yor ay nervi léegi suñu manifestation ngeen ñëw fa bëgg defal seen bopp publicité waaw li ngeen war a xam mooy Sonko mooy yëngal seen xol yi di shine muy yëngal ngeen di hate muy yëngal Sonko mooy yëngal waaw yëngal ngël Sonko mooy yëngal Pastef mooy yëngal xol yi di shine muy yëngal ku man di hate yëngal ku man di hate Sonko yëngal Sonko mooy yëngal ma ne bitches yëngal niggas Sonko mooy yëngal waaw Sonko moo ko yor gis ngeen way Sidi Diop bi ma jël ndeysaan pour wax leen ne xale yi ñoom loolu la ñu wax dañ ne every time yëngal Sonko mooy yëngal every day yëngal Sonko moo koy yëngal yëngal ngël Pastef fay yëngal waaw gars yi nag bu leen fàtte ne man maa Mister Shake auteur compositeur Ndiago Sonko te wéyal naa Sonko woy boo xam ne incha allah maa ngi koy waaj a génne moo tax ma ne 2024 egg si nguur mag ki jeex fii fal Sonko prési Sénégal neex Sonko fi ne Pastef fi fees Sonko fi ne Pastef fi fees Sonko fi nekk Pastef fi fees man Mister Shake man may sa njaago may njaago Sonko may njaago Sonko njaago du jeex bile amuñu ndam Sonko wedde la jël brimel sama njaago moo tax ma ne nangu dogal bi bay si subi bay iñaan bi Sonko fini bul ma wax ma kii bay mag idi nangu dogal bi Sonko fini allez rangez-vous ñëw leen jébbalu soo leen bëggee noppalu Sonko fi nekk Sonko fi nekk Pastef fi fees Sonko fi ne Pastef fi fees Sonko fi nekk Pastef fi fees ma Mister Shake man may sa njaago waaw dama ne Sonko moo fi nekk waaw message bi dafa leer képp kuy jéem a dal ci kaw Sonko comme ni ko Akhenaton waxee balaa at bi di jeex di nga ko gis xuumaan bu dee dafay jéem a dal ci kaw Sonko ba pare ñëw naan day jéem a bokk suñu manifestation gis nga nuyu nit dof dale ci kawam wax ko ne yow yaa ngi woon pale gis nga Ahmed Aïdara mii di dal ci Akhenaton ci lan question bu simple rek bu mu la laaj ndax dafa jël da nga jël ay turu capitaine Touré yu mu la jox nga nëbbu ko mais neewal jëluma tur nëbbu ma dara te ñun gëm nañ ne dafoo loolu Ahmed Aïdara liggéey bi ngay def ci dossier boobu gis nañ ko mais doo warul nag profité di wax naan Pastef dañoo bëgg imposer pensée unique ñoo tey parce que ñun ñooy majorité de toute façon te ñun sax dañoo imposer wul pensée unique mais ñun ñooy majorité ku ko weddi demal ci réseaux sociaux yi waaw dem leen ngeen xool interview El Hadj Diouf yi ngeen xool j'aime yi non j'aime yi nu mu ëppee j'aime yi waaw Pastef bàyyi leen iñaan Sonko moo fi nekk Ahmed Aïdara nag gis nañ ko ñëw na ndey naag ñëw na ñun loolu lañ leen wax continuer leen te gis naa sax tey Ahmed Aïdara def benn revue de presse bi muy def télévision mu wax gis ngeen Sonko ni ko xale yi gunge gis ngeen Sonko ni ko nuñ ko teeroo loolu rek ngay xam ne kii moo fi nekk Ahmed Aïdara ñun ñëpp xam nañ ne guerrier la xeexkat la mais bàyyi leen nu mu tuddati Pastef bi ngeen di sànni ay pic gars yi lii benn vidéo la rek bu ma bëgg def rendre hommage au président Sonko pour wax gars yi ne le combat continue waaw ñun waruñu toog seetaan Macky Sall di jël ay nervi di ko dugal ci police manifestation yi dafa war a continuer ndax nee naa leen kenn du ñu laal waxoon naa leen kenn du ñëw di ñu provoquer parce que bu ñu provoquer ñu jaar seen kaw fii ba Macky Sall léegi mu bàyyi nervi mi parce que provocation lay bañ deuxième vague lay bañ jaajëf gars yi like leen partager leen abonné leen Mister Shake la ba ci kanam.